Salam, maa ngi nuyu képp kuy seetaan vidéo bi. C'était juste pour faire benn vidéo pour expliquer Acoin bi nga xam ne mooy monnaie digitale u Akon tout ça quoi. Alors mooy bëggoon play vidéo bi après ba expliquer tuuti si Acoin quoi. That Acoin rolls out to Kenyan Tech City in first step towards Akon City. So Acoin, the cryptocurrency project of American Senegalese musician Akon, is launching imminently in the 2 billion Mwale Medical Technology City or MMTC in western Kenya. That is ahead of Acoin becoming the official currency of Akon City that is currently being under development in Senegal. So that is, I think, very cool. I like how Akon is not only talking about doing this but really doing this, because he's already talking about it for years. So it's nice to finally see the development happening, and this is really becoming a reality right now. A really cryptocurrency city named Akon City in Senegal is happening. Very cool. So yeah, this actually test project, this pilot project with MMTC, is projected to see 30,000 transactions per month through the implementation of atomic swaps, merchant services, and an Acoin debit card as well. The next topic of this. waaw fii mi ngi expliquer comme quoi que xam nga Acoin ak ni ñu ko nar a utiliser si Akon City. xam nga muy cité bi nga xam ne Acoin kese lañ nar a utiliser quoi affaire yooyu en plus dina am incha allah carte bancaire boo xam ne yow soo amee Acoin di nga ko mën a utiliser di récupérer CFA exemple. Alors tamit Kenya am nañ fa benn genre lab pour affaire recherche tout ça. Même ñi fay liggéey tamit ils seront payés en Acoin quoi ba dina am ay 30 000 transactions par dina am 30 000 transactions quoi. Alors xam nga te le problème mooy man comme ni ma ko yàgg waxee rek bugguma loo xam ne mi ngi xew si réew mi Sénégal taw te ñi nekk si réew mi xamuñu nu mu demee. tu comprends parce que ñi nekk si bitim réew ñi ngi dinañu nar a gagner opportunité dinañ ci nar a am opportunité que ñun plus que ñun ñi nga xam ne sénégalais yi nga xam ne ñi ngi biir Sénégal te xamuñu li géej gi di riir. tu comprends alors il faut tamit nit ñi jéem a def seen recherche tout ça xam tamit Acoin bi ban bénéfice la nar a am pour seen pour suñu ay doom pour suñu ay sët affaire yooyu xam nga ba xaw ci kii quoi parce que tamit je pense que su Akon City bi pare ba ba ñoom niñ ko programmé yëpp mu tegu je pense que étranger yi ñoo si nar a gën a ëpp opportunité que sénégalais parce que sénégalais yi ba étranger yi parce que kii nii di wax nii tubaab la du sénégalais. tu comprends di tubaab la te il va investir sur Acoin xam nga tout ça le sénégalais moom xamul liggéey ci riir alors je pense que les étrangers alors vont plus ni ñu ko tuddee sax gagner que le sénégalais bi nekk bi Sénégal te pourtant moom Akon City bi mi ngi ko jege te xamul te xamul lu mu te xamul au fond lan la quoi alors loolu laa bëggoon gën a détailler affaire yooyu comme nu waa ji ni mu ko waxee tout ça xam nga Akon instant yi nii commencé nañ ko jaay ba loolu tamit xam naa dinaa ko def si beneen vidéo wan nag ngay jëndee Akon tout ça. alors pour suñu duggee léegi si coingecko.com benn site la boo xam ne soo si duggee di nga mën a gis comme par exemple moo nekk nii site bi moo nekk nii di nga mën a gis cryptocurrency yëpp bu la neex xam nga yëpp ay compagnie loo yoo xam ne dañu am seen cryptocurrency yoo xam ne yow yaa xool tamit def say recherche xool ne di compagnie bi doy na ma alors mën naa ci dugal sama xaalis mën naa ci investir parce que compagnie bi li mu gën a màgg yow tamit sa xaalis di gën a màgg su daanoo tamit nga xam ne mooy loolu. alors pour dellu si Acoin bi bañ ko ba mu commencé jaay def naa y a une semaine 10 jours janvier quoi affaire yooyu bañ ko defee si CoinGecko bi yàggul quoi xam nga
waaw mooy ba mu commencé jaay tout ça at comme at plateforme bi ñuy tuddee Bittrex xam nga compagnie bi Bittrex la quoi defoon naa sax je pense kii bi quoi defoon naa nan la tudd sax benn picture benn photo boo xam ne Acoin xam nga at Bittrex quoi xam nga pour le moment plateforme boobu moo koy jaay Bittrex mais après dina dem si yeneen plateforme alors fii soo gisee Acoin moo nekk nii tout ça alors 24 heures trading mooy jënd ak jaay bi instant egg na $300,000 xam nga max supply lii dafa am importance si cryptocurrency mooy 450,000 coins 450 millions coins alors fii ba àdduna du tukkee ay coin du changer ay 450 millions bi moom mooy max supply waaw max supply mi ngi mel ni rek yow soo ne exemple nga ni ok ñi ngi am 100 xar pour Sénégal déwén pour tabaski léegi yow imaginel 100 xar yooyu prix bi nan la naka la war a demee pour 16 millions d'habitants xam nga plus que nit ñi di ko song plus que prix di yéeg noonu lay demee quoi alors comme ni ma ko expliqué woon sama benn vidéo tamit xam nga projet Akon dafay dina jouer xam nga avancement projet bi ça va jouer et tamit nit ñi tamit ni ñuy songee Acoin tamit dafay jouer parce que sentiment dafa am lu muy jouer si monnaie tu comprends comme am na benn vidéo tamit waxoon naa ko comme instant yi nii ñu ngi si période Covid bi tout ça képp ku am xaalis da nga koy téye doo ko nar a investir parce que xam nga ni c'est pas le bon moment loolu sentiment la quoi sentiment boobu dafa am instant yi nii nit ñi mën nañ ne Akon non gëmuñu Akon xam nga loolu dafa nar a jouer si kii bi suñu ne nii non bàyyi ñu investir si Akon tamit dafay jouer si Akon kii bi crypto Akon bi soo gisee instant yi ñu ngi koy jaayee 14 centimes dañ koy jaayee quoi 0,14 boobu mooy prix bi instant yi nii alors mën na yéeg mën na wàcc mën na yéeg mën na wàcc alors xam nga waaw loolu la quoi sorry yeah mën na yéeg mën na wàcc alors léegi max supply bi pour le moment c'est xam nga moom moo am solo xam nga 450 millions Acoins moo nar a am si àdduna alors léegi nag plus que nit ñi ko jënd plus que prix bi di yéeg plus que Akon di avancer projet am tamit plus que muy yéeg affaire yooyu xam nga léegi soo xoolee tey rek 24 heures trading rek tey $305,000 tey am na nit ñoo xam ne ñu ngi jënd ñii di jaay ñii di jënd ñii di jaay affaire yooyu kon du lu ndaw quoi moo tax Sénégal tamit Sénégalais bi nekk biir Sénégal war na xam franchement lan moo li nga xam ne moo nar a ñëw Sénégal parce que sinon comme ni ma ko waxee rek bee passé xam nga on va encore rater le train te moment bi il faut ñu dugg si train bi ñun ñëpp quoi léegi su ma bësee kii bi Akon kii bi jéem a xool lii mooy surtout Akon One Africa One Coin parce que xam nga ñun problème mu monnaie dañ ko am te on va vers un monde digital instant yii alors problème mu monnaie dañ ko am mi ngi di sorry li ma doon wax sànq sax available now on Bittrex Global xam nga lii mooy plateforme bi nga mën a jëndee Akon il faut nga registré mais loolu dinaa ko def si beneen vidéo affaire yooyu léegi One Africa One Coin affaire yooyu ku bëgg tamit xam ay news si Akon tout ça mën nga dem tamit si Telegram télécharger application Telegram léegi di nga mën a ajouter groupe bu Akon quoi affaire yooyu léegi après nit ñi foofu ñu ngi fay waxtaan quoi am na groupe anglais am na groupe français affaire yooyu parce que ñun soo xoolee ñun au fond dañu am problème mu monnaie en Afrique xam nga ñun Sénégal xam nga ñëpp xam nañ ne suñu monnaie moomuñu ko alors au fond sax on contrôle même pas le pays xam nga Sénégal looloo ma gën a metti Sénégal mooy ñun ñu ngi fa on vit on paye nos trucs mais au fond ñun dirigé wuñu contrôlé wuñu pays bi quoi xam nga am na ñeneen ñuy contrôler pays bi ñoo xam ne ñoom ñooy décider tout ça parce que ku mënul gérer sa monnaie rek
je munoo gérer wu rek sa dëkk quoi. xam nga dañ koy xool léegi nii si yoo xoolee ak crise économique bi am nii ak Covid bi xam nga da ko gën a démontrer gis nga instant yi nii soo demee ay États-Unis wala nga dem ay Europe ñëw UK tamit instant yi ñoom dañoo contrôler seen monnaie ba nga xam ne ñoom mën nañu dugal xaalis si dëkk bi parce que bu leen fàtte tamit xaalis nit moo koy defar yow yaa xool li sa dëkk soxla nga defar ko nga dugal ko ci biir yaay xool tamit noo koy dugalee ci biir ak yan nit ak yan nit nga koy jox tu comprends ndax économie bi mën a rouler tu comprends instant yi nii États-Unis ñi ngi wax ay $1 trillion war nañ ko imprimer pour dugalaat ko ci dëkk bi mais tamit loo imprimer tamit sa monnaie di gën a daanu xam nga loolu tamit mooy loolu quoi parce que il faut nit ñi liggéey fournir effort léegi monnaie bi di yéeg soo fournirul effort sa monnaie dafay daanu xam nga loolu mooy jeu finance quoi affaire yooyu léegi ñun malheureusement xam nga amuñu indépendance financière alors France mooy xool lu ko neex mu def parce que y a 3 Français yu nekk BCEAO yoo xam ne dañuy am droit de veto ñoom ñooy xool lu leen neex tamit kii moo tax le Sénégalais est toujours fatigué parce que moment bi ñuy dugg ak Covid bi nii franchement état bi waroon na gën a def effort jël kii ni ñu tuddee sax position clé yi dugal fa xaalis bu bari ba nga xam ne économie dafay tourner waat xam nga nit ñi xaalis bi dafay tourner waat mais soo déggee Sénégal ñuy wax léegi xam nga xaalis ñàkk na fa en plus tamit fan yii passé maa ngi dégg ñuy wax école privée yi xaw ma dañuy laaj ay nga fay kii na la tudd sax kii mooy li nga fayul woon daaw quoi affaire yooyu pour nga mën a kii sa doom xam nga loolu tamit dafa doon loo xam ne yaa ngi indil coono Sénégalais bi tu comprends mais malheureusement le Sénégalais moom toujours dafay yaakaar ne loolu c'est normal te pourtant c'est pas normal lii c'est le moment bi nga xam ne mooy état bi dala war a jox xaalis yow mi li la wax comme fii UK ni ko kii waxee na la tudd sax ni ko état bi waxee yow miy nekk yow miy di liggéeyal sa bopp am sa entreprise demal état banque bi jox la xaalis nga fay ko d'ici 10 ans d'ici 20 ans d'ici 10 ans ok xam nga loolu mi ngi lay jox xaalis yow pour yow nga dugal xaalis ci biir dëkk bi xam nga loolu ñun suñu problème la quoi parce que soo xoolee rek Sénégal bi fii nii pour nga am CFA bii nii ak centre Afrique bi nga xam ne CFA tamit la yor mënoo ko échanger exemple parce que français yi nax nañu nax boo xam ne ba nga xam ne ñun suñu CFA fii nii valable en centre CFA bi nekk centre Afrique mais pourtant tamit dañ ko nangu ba léegi xam nga yaakaar ne loolu tamit c'est normal moo tax c'est malheureux il faut ñu am ay leaders yoo xam ne chef d'état yoo xam ne xam nga dañ ko war a ñàkkante génn ñu si lii quoi parce que nekkul le problème mooy investi au Sénégal tout ça non problème mooy dafa am benn góom boo xam ne il faut nga faj ko dafa am góom boo xam ne il faut nga faj ko waaw góom bi nag mooy le système ne marche pas changer loolu ba pare après doog a xalaat investir parce que tamit lépp loo investir tamit le pays va être xam nga pays bi dafay gën a metti waaw lii il faut ñu génn ci CFA beeg affaire francophone bi tout ça il faut ñu génn ci pour mën a pour mën a gis leneen quoi mais tant que ñi ngi ci lii suñu monnaie day gën a ñàkk solo le Sénégalais va plus souffrir tout ça quoi damay joxe benn exemple rek sooy wax ak suñu papa yi dañ lay expliquer na la par exemple ñun ñu ngi doon fay ak ay 150 francs affaire yooyu pourtant 150 francs yooyu ñoom dañ ci doon faj seen soxla dañ ci doon jënd saako ceeb dañ ci doon jënd affaire yooyu léegi yow kooku su amoon 150 boobu denc ko ba 2019 gis nga 150 bi ni muy perte valeur parce que instant yi nii waxuma la 150 sax mais 10 000 francs sax amatul valeur asuma 150 suñu léegi nag noonu la àdduna di doxee xaalis di ñàkk valeur xam nga moo tax cryptocurrency man mu neex ma parce que xam naa ni monnaie la boo xam ne yow doo fi nekk di imprimer parce que instant comme États-Unis soxla lañu xaalis dañuy imprimer c'est facile parce que nit mooy imprimer xaalis nekkul ne xaalis yàllaa koy joxe wala kii nit mooy dugg si machine am imprimer ne lii gars yi décidé ne lii la ñu soxla si pour doxal dëkk bi doxal mais loo génnee rek xamal ne yaa ngi daaneel monnaie bi affaire yooyu léegi Akon moom loolu mooy vision am moo tax je pense que Sénégalais bépp Sénégalais war na def ay recherche am tamit du ko xool gëstu gën a xam mën a jàppale parce que ñun lii moo ñu nar a jox suñu indépendance ba suñu sët
waxuma sax suñu doom parce que suñu doomi instant yi nii gis nga leen def naa ñoom ñooy dugg si gaal yi parce que su ma xoolee âge yi dugg si gaal yi man def naa mën naa nekk seen papa affaire yooyu alors nañu jéem a ñafe tamit jéem a xool suñu sët yi naka lañ leen di sauver affaire yooyu ok One Africa One Coin xam nga moom dafa bëgg Afrique bi yëpp am benn coin si mooy Acoin man su ma nekkee Sénégal di envoyé ki nekk Afrique du Sud transaction la boo xam ne seconde lay def mu kooku jot ko Banque de France yoonam nekku ci ay BCEAO yeeg yooyu yëpp seen yoon nekku si ñun transaction yi ñuy def xam nga affaire yooyu te pouvoir bi ñu ñoo ko yor peuple non léegi jéem a wàcc tuuti tontu Bittrex mooy plateforme bi danaa def beneen vidéo pour expliquer naka ngay jëndee ay coin xam nga mi ngi nii Africa facing affaire yooyu quoi xam nga giving power back to the people xam nga mi ngi ñuy jox pouvoir ni peuple bi quoi mi ngi ñuy jox pouvoir alors Africa has over 40 currency am na 40 monnaie yoo xam ne mi ngi si 54 pays xam nga pays bu nekk tamit mi ngi struggle quoi mi ngi nekk si ay jafe-jafe mi ngi nekk si ay jafe-jafe si level inflation mooy comme li ma wax rek sànq rek monnaie bi sooy imprimer monnaie bi dafay daanu yow si vie di gën a cher tu comprends 150 suñu jamono papa yi à 150 léegi du benn xam nga affaire yooyu quoi growing business xam nga affaire yooyu léegi soo xoolee fii xam nga am na 6 points yoo xam ne Acoin dina ko def quoi marketplace the Acoin marketplace aims to be the market leader for app for basic service leader economic such as Africa xam nga dina am application yoo xam ne tamit dina yombal vie africain bi parce que futur bi soo leen xoolee ñaari affaire la man moom laay wax toujours quoi donc ni ma gisee àdduna di doxee futur bi ñaari affaire la mooy smartphone yi am léegi iPhone yi Samsung yi xam nga smartphone yi ak application loolu moo nar a nekk futur bi tu comprends jaratul ngay dox di lijjanti lii wala lijjanti lépp looy lijjanti sa téléphone ngay jël lijjanti ko loolu moo nar a nekk futur bi tu comprends te Acoin mi ngi si loolu la nekk atomic swap ba mooy exemple cryptocurrency parce que comme ni ma leen ko wanee sànq fii rek lii yëpp ay cryptocurrency la yoo xam ne yow yaa xool la neex léegi yow sa Acoin mën nga ko changer def ko bitcoin mën nga ko def ethereum mën nga ko def XRP affaire yooyu xam nga bitcoin moom expliqué woon naa ko sama benn vidéo c'est moom moo indi technologie bi ñuy wax blockchain moom moo ko indi bitcoin moom moo ko indi alors ñii yëpp li ñuy utiliser lépp kii moo ko indi bitcoin moom moo indi technologie boobu te technologie boobu lu tax mu indi ko en 2008 mooy crise bi amoon 2008 xam nga moo tax ngay dégg ñu wax léegi Italie neexatul France neexatul kati 2008 boobu la ko waaj indi parce que gars yi nit ñi ni ñu téye ni ñu organiser àdduna dafa dul kiiwul quoi dafa am benn groupe personne boo xam ne ñoom ñooy def lu neex si àdduna tu comprends xam nga léegi blockchain moom dafa doon loo xam ne yow yaa koy ni ñu ko tuddee sax yaa koy codé wax ko machine bi mu liggéey ko xam nga léegi yow nga bàyyi ko noonu xam nga muy def transaction bi c'est plus juste quoi noonu laa ko mën a expliquer c'est plus juste que nit li muy def parce que nit tey mën na yeew am humeur bi def lu ko neex suba mu yeew def leen xam nga machine nag moom benn affaire rek lay def quoi alors blockchain boobu mosoon naa expliquer sama vidéo xam nga bitcoin moo ko indi ethereum tamit mooy deuxième génération blockchain moom waa ji moom moo indi lu ñuy wax smart contract xam nga smart contract tamit beneen kii la beneen technologie la boo xam ne par exemple dafa jël blockchain am yokk ci li mu bëgg def si blockchain bi tu comprends moo tax am na benn vidéo may expliquer comme quoi que ni futur bi ba c'est vrai que blockchain technologie bu kii la quoi technologie bu am solo si àdduna mais tamit dina créer chômage bu bari parce que kii Ethereum li mu indi mooy smart contract
dina tax ñu bëri ñàkk seen liggéey parce que képp kuy liggéey bureau toog li ngay def ni smart contract mën na ko def futur bi noonu la nar a dem alors ouais c'est ça xam nga léegi ma dellu fii léegi atomic swap bi mooy yow su ma neexee ma jël sama icône changer ko property technology allow user to seamlessly exchange cryptocurrency prepaid minutes and fiat ok yow léegi atomic swap bi ñoom léegi su ma neexee sama kii sama icône mën naa ko changer en CFA mën naa ko changer en bitcoin mën naa ko changer beneen cryptocurrency wala beneen fiat currency en dollar en euro tout ça quoi xam nga Akon City moom mooy li nekk Sénégal Akon will be the central currency of Akon City sustainable and eco-touristic tourism smart city in Sénégal Africa so Akon City moom xam nga ñëpp def naa Sénégal dégg nañ ko xam nañ ko alors Akon City moom mooy li mu fa bëgg def et puis Akon kese moo fay daw CFA du fa daw leneen du fa daw xam nga partner accelerator access bi ay partner offer yi la xam nga offer yi yeah bi partenaire ak ay partenaire la yoo xam ne peut-être tamit dinañu aider si kii bi quoi dinañ aider Akon projet bi tout ça affaire yooyu quoi xam nga affaire yooyu développer projet bi quoi xam nga bi Akon token la mooy Akon token mooy Akon xam nga affaire yooyu parce que Akon ñu ne moom mooy gën a indi wóolute xam nga ba pare dina activer tamit entrepreneur yu bëri xam nga dinañ jéem a xam nga build and grow their business parce que tamit yow mooy comme li ma la wax rek su ma amee ay partenaire Congo wala ay yeneen dëkk ay Cameroun du ma fi nekkati fii di jël sama CFA di ko changer tu comprends damay jël sama wallet rek envoyé ko damay jël sama adresse ñoom ñu envoyé ko tout ça xam nga transaction bi dina gaaw business bi dina gaaw lépp dina gaaw duñ fi nekk di xaar ay banque bi def lii wala banque bi def la affaire yooyu parce que su ma naree jël CFA nar ko envoyé Cameroun CFA bi ma yor man validul Cameroun léegi CFA bi il faut mu dem ba France gars yi convertir ko en euro léegi euro boobu gars yi jël ko convertir ko en CFA Cameroun léegi Akon bi dina tax loolu yëpp jeex opportunity hubs education xam nga lii mooy école formation yu mën a créer tout ça opportunité to empower youth xam nga pour jeunes yi tamit entrepreneur jeunes yi entrepreneur yi tout ça xam la mooy blockchain xam nga AI basic knowledge AI mooy artificial intelligence xam nga affaire yooyu am artificial intelligence léegi soo xoolee man damay wax ne AI mooy artificial intelligence blockchain lu ñuy wax big data mooy données yi nga xam ne dafa bari ba nga xam ne gars yi tuddee ko big data mooy data mooy données mooy yow li ngay def sa Facebook moo tax yenn saa yi di nga dugg sa Facebook lépp lu la intéressé rek lañ lay wan parce que dañoo xam say données moo tax ñu xam yow naka lañ lan yan genre publicité yow lañ lay wan parce que xam nañ yow lan moo la intéressé parce que say données la ñuy jël ba jël lépp xam léegi diw lan lañ koy envoyé ñetti yooyu moo nar a changer le monde ok mooy AI bi tout ça affaire yooyu yëpp formation yooyu technologie boobu yëpp Akon dafa war a am si site bi affaire yooyu léegi xam nga yooyu yëpp daal dina kii quoi dina tax tamit Akon bi développé tout ça xam nga lii mooy projet bi Q4 2019 Q4 mooy décembre bi fin mooy trois derniers mois décembre kii 2019 bi xam nga lii quoi lii mooy kii roadmap mooy fi li projet bi nar a def xam nga 2019 la commencé 2020 Q2 xam nga ñun instant yi ñu ngi si Q4 2020 gis nga Akon exchange listing mooy li mu def nii li mu nekk si Bittrex xam nga mooy exchange boobu moom moo ko liste soit xam nga Q1 mooy janvier lay commencé 2021
léegi xam nga lii yëpp war na ko réaliser tout ça affaire yooyu develop Akon ID card something like that xam launch Akon browser dina am benn browser boo xam ne naka lañ ko tuddee sax browser mooy kii de recherche comme ay Google tout ça quoi kii de recherche moteur de recherche dafa dañ koy waxee affaire yi so waa au fond li ma expliqué nii mooy li Akon bëgg pour Sénégal pour Afrique affaire yooyu young entrepreneurs in Africa are facing real hardship in creating and building business parce que dañu am ay jafe-jafe pour créer ay business tout ça xam nga problème léegi nag blockchain moom dafa ñëw pour résoudre problème yooyu alors moo tax tamit dinaa def beneen vidéo wan léegi képp ko bëgg jàppale si projet bi naka ngay jëndee ay coin affaire yooyu léegi tamit peut-être yàlla def na ma xam si as tuut léegi man dinaa def ay quelques vidéos tamit jàngal nit ñi la mooy crypto nooy denc sa crypto parce que tey crypto investissement la rek tey crypto bi mi ngi jar 14 centimes 15 centimes xam nga affaire yooyu suba mën nañ nekk d'ici 2 ans 3 ans 4 ans on sait jamais nga gëm projet bi nit ñi gëm projet bi peut-être 14 centimes bi mën na nekk ba $100 $200 sa benn crypto bi nga jëndee woon 14 centimes mën na dem ba nekk $100 $1000 $2000 parce que bitcoin bi nii soo xoolee waaw bitcoin mi ngi nii ba muy commencé ay 14 centimes la doon jar 30 centimes 50 centimes tey benn bitcoin mi ngi jar $19000 137 pour l'instant yi niñ toll dafa yëg di wàcc tamit xam nga mi ngi noonu quoi yeneen coins yi tamit c'est ça yeneen coins comme Ethereum beneen blockchain la tamit moom it ay centimes la doon jar tey soo xoolee mi ngi jar 600 mi ngi jar 603 affaire yooyu léegi tamit pour expliquer tamit benn affaire parce que am na benn vidéo ma doon expliquer ne cryptocurrency bu nekk dañ ko tëgg si benn blockchain alors Akon amul blockchain mais blockchain bi muy utiliser pour defar pour ñu defar Akon bii la mooy Stellar blockchain la utiliser moo nekk nii Stellar blockchain la utiliser pour mun a defar blockchain affaire yooyu waaw j'espère que tamit expliqué naa lépp dinaa def beneen vidéo tamit pour expliquer tamit nooy jëndee ay coin tout ça léegi tamit ku ma bëgg suivre tamit mën na like kii boofu maa ngi ñaan ñëpp tamit like vidéo bi su fekkee ne explication bi leer na tamit ñu jéem a click cloche bi nga xam ne peut-être su ma defaatee vidéo boobu parce que du ma ko indiwaat si Facebook bi mais dinaa ko def si sama YouTube vidéo page ba nga xam ne léegi yow képp ku bëgg a xam vidéo yi si topp mën a expliquer cryptocurrency tout ça tamit nga jéem a kii quoi nga jéem a abonné click cloche bi xam nga affaire yooyu pour nga xam ne vidéo bu dugg rek yow YouTube dina la jox notification pour que comme quoi yow di ko mën a seetaan affaire yooyu quoi boofu man gëm naa ni cryptocurrency mooy futur fa lañ jëm mooy futur bi boofu tamit yàlla mën na def tamit ñeneen gëm ko tamit topp tamit kii yooyu quoi topp loolu daal affaire yooyu ouais sinon je pense que wax naa lépp ok maa ngi ziar képp ki seetaan vidéo bi et ouais ba beneen yoon incha allah ok jërëjëf